أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم bokki Naby TV ñu ngi di nuyu di leen ziar di leen wàcce seen wàccuwaay di leen baalu àq ci koor gi ñu nekk ci dernier jour yi di ñaan yàlla bu nekk suñu mujj koor ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu fas yéene ñëw ak yéen ci benn xew-xew buy dellu ci wàllu politique ku ñuy wax Serigne Bara Dolly di député fële ci assemblée nationale dañ ko invité woon ci benn chaîne télévision mu fay waxtaan nag ci biir waxtaan wi dinañ leen ko dégtal li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ci biir waxtaan wi mu wax ni kii di Serigne Moustapha di responsable moral bu PUR dañ ko ger ndax noonu la parce que dañe Issa Sall partem jàppalewu ko te it biñ ko woowee palais jël téléphone bi def ko main libre dégg patron di réclamer deuxième tranche am mu ne comme sama patron mooy def lii kon man it naa ko def loolu tuuma la wala du tuuma dinañ ci déglu incha allah suñu invité tey di sëñ Moustapha Top ba pare bokk ci parti bi moom it nan la jàngatee loolu ginnaaw bi ñu dégloo Bara Dolly ba noppi waaye déglu chargé de la communication wu parti bi di Cheikh Sarr incha allah ñu dellu siwaat ci plateau bi bàyyi suñu gan moom it mu nuyoo daal di def directement ci question yi incha allah. war ngaa mën a waxtaan ñaari candidat présidentiel pour intérêt réew mi mais pas intérêt personnel. waxtaanu Issa Sall ak Macky Sall gis nañ fa mujjee. ministre conseil économique xam nga Idrissa Seck ak Macky Sall seen waxtaan gis nañ fa mujjee muy conseil économique. xam nga dafa am loo xamante ne da nga ko bëgg ma il faut nga mu dem na ko umpale. gis nga Issa Sall moo yooy dem. waaw ah bon présidentiel xam nga ne parti bi mu bokk jàppale wu ko woon. yow xam nga loolu. te parti bi mu bokk am na lu amoon ci njiitu parti bi. loo xamante ne avance la woon di xaar deuxième avance bi. deuxième avance bi ñu ko waree joxe nag sa waaye dafa toog ñu def téléphone ko def ko mel livre ko laaj deuxième avance am Issa xam loolu ni comme sama patron mooy def li bàyyi ma def lii. dëgg la acca damay dellusiwaat yokk de Aliou may ma rek. waaw kay mbokk yi kon gis ngeen loolu mbir maa ngi noonu sëñ Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoo indi tontu ci lii nga xam ne nii moom la ñu bokk dégg ci sëñ Bara Dolly mu wax ko jëme ko ci parti bi ak ci président parti bi. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحرمة سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم Oustaz foofu buñ ci ñëwee mën naa ne sax kàddu yi mënoon na gàtt ci ginnaaw bi ñu nuyoo Cheikh Tidiane Sarr nuyoo suñu honorable député Cheikh Gueye ak Oulimata Guro ak ñoom soxna Ndeye Kumba ñoom ñëpp ñu bokkal parti bi di liggéeyandoo ak ñoom pour man mënoon nañ sax gàttal kàddu gi c'est parce que je pense que ne kilo war na xam boppam ba du gestu genn wàllu lii wër te booy xool itam ñu mën a jël ci leçon que ne toujours suñu mag ñi dañu koy wax borom caqu or du xeex ak borom baatu neen te tey ki ñu ne tey moom moo waral wax ji pour man jarul woon sax ñuy toog di perdre benn 0 seconde waxatuma laa jël temps mais dafa di ne góor bu ñu la tuumaalee faw nga jéem a teggi tuuma. seetal sa der nag ci jaamu yàlla la bokk. waaw du man moo gën ñu ne tekk ka kenn xamul foo féete te tey si tey waa ji dafa foog dugg ci cas boo xamante ne foo ko noonu day lijjanti mais dafa gën a la jël. parce que dafa ñëw nee na day dévier Serigne Moustapha Sy mais tey booy xool moom yemul ci Serigne Moustapha mais dafa dem ba laal Macky Sall c'est parce que bu ñëwee ne dil am na ci Serigne Moustapha Sy kan la Serigne Moustapha Sy xel dil bi la wax Macky Sall kon déjà kon moom li mu fi mu dugg sax xamu ko déedéet te nag dafa xamul ne séq naag ñoo xamante ne dañu am kilifa yu mat kilifa dëgg la suñu neexoon ñu wàcc ci tali bi wala nekk ci télé bi di saagante di xulloo déedéet ñu ne kan mooy nekk nit dëgg mooy ki nga xamante ni dina la ba dalay tontu ba pare nga dégg lim la tontu mu jaral la di xaru te fekk moom bu xëyee dem di liggéey soxla waaw ndax suñu sëriñ bi da ko jàngale woon sëriñ Babacar Sy nee na bu gaa yi di jàng xuloo demal nga jàngi tontu. dëgg la bu gaa yi di jàng yi xuloo demal nga jàng tontu
ñu ne kan mooy seen président parti ñu ne Serigne Moustapha Sy. ndeysaan. kon coow rek waroon na mën a freiner foofu. mais moom dama ko bëgg a xamal ko ni. premièrement fi ñuy ubbee ci moom rek. gis nga mbaam. niru na fas. bu ñu neexee ñu lonk ko saret. teg ci boisson. bu la neexee sa nga teg ci kaamil. mais àdduna du neex moom jëriñoo ko. souvent nag nga def ko ci moom mais koo romb dina xamante ne yaa ngi liggéey ci mbaam meeg saret bi. mais du méritam. am na ku mu gënoon jekk muy sabar. mooy Bara Dolly bii nag. mu ngi biir ensemble. mais moom wuyowul turu Assemblée nationale. ba dinañ xóot xam naa dañ gën a dugg ci côté parti yooyu noonu ak ñu fa nekk. ndeysaan jërëjëf Hadj kon yow daal da ngay wax ne affaire bi amul. ak it est-ce que duñ posé waat beneen question. parce que su waxee ni dañu def appel. def ko main libre. Issa Sall la ngi toog. kon moom dafa fekkee. loolu lay nuru de xanaa. encore yaa ngi gis loolu. waaw xam nga maa ngi lay wax ci biir wax sa xëy na yooyu dina ñëw parce que xamu woon si yow say kii lan la. sa programme lan la mais mu ngi noonu. la fait que nga ñëw tey da ngay uyoo ba bokk gis-gis. lan moo la yóbbu pale. ba nga toog Issa toog yow nga mën a fekkee ba xam. te yow nee nga bokk gis-gis ngay représenté yow opposant nga. Oulimata Guiro. bi mu ko tontoo ba pare man waxuma Cheikh Sarr li mu wax. waxuma Cheikh Gueye li mu wax. mais dama ne Oulimata Guiro li mu tontu rek doy na. donte ne mag moo ko sut lees tolloowul ak moom mbagg mais ba mu ko tontoo rek pour man wax ji waroon na mën a fin sax foofu noonu parce que nee na ko man nit koo xamante ne boo taxawee ensemble amuloo respecté ci sa bopp amuloo respecté ci sa bopp parce que doo respecté wuloo ñu ngi fay fekk yaa ngi xëy di saaga président saaga ministre yi saaga say moromi député sa paree seen buntu ngay fëgg pour ut loo am ci ñoom kon yow tey boo ñëwee wane preuve que ne yow ba ñuy tuumaal Serigne Moustapha Sy yow yaa nga fa toog kon yow ça veut dire que yow lan lañ la mën a considérer dangaa joxe bopp fa le rocc ci làmmiñ kon Bara Dolly dama foog ne moom dafa taxaw di saaga boppam wala dafa yore jukko yi picc moom di taxaw di saw boppam jugub lon ko ci garab yi di saw boppam man moom laa gën a gis ci moom Bara Dolly tur bi dañ ko war a dindi teg ko nale dañ ko wax baadoola te ne ko doy na parce que baadoola fekk yore bu loo loxam du teg seeti loxam ci biir ndàpp dëgg la mi ngi noonu waaw kay dafa mel ni tamit bii moom mooy deuxième attaque bi parce que gisoon nañ ko ak presse bi ba li ci xew ci tey ñu gisaat ko ak Bara Dolly mais sëñ Moustapha mooy déranger wala parti bi moom moo àgg foo xam ne nii daal gars yi dañ ko tiit wala lu xew effectivement sax yaa ngi soog a ñëw ci point bi nag ñu ngi wax ni moom mooy li taxaw tey parti pur man lu ma ko mën a tuddee mooy arme silencieuse xam nga fetal am na ci boo xamante ne boo dóoree foo toll nit ñi dégg la dégg mais am na par fetal boo xamante ne boo dóoree kenn di la dégg mooy parti pur li ñuy liggéey bi ak ni mu rafetee dëppoog diineel islam chrétien moo ngi ci biir parti bi jullit mu ngi ci biir parti bi ñun ñëpp ñu ànd di liggéey te kenn dérangé wul sa morom lan moo ñu ko may éducation bi nekk ci ñun tey meilleur éducateur bu ñu ko doon jël fii ci Sénégal wala ci dans le monde entier boo newul premièrement ci Serigne Moustapha Sy koo wax premièrement moom nga ci teg comme deuxième kon Serigne Moustapha mérito na leneen lu bokkul ak lii donte ne dem na nag ba dugg ci politique bi nga xamante ne di nga fa dajeeg zaaru bàyyi baadoola yi nga xamante ne doy na la ñuy xaar mais ñoom waroon nañ mën a xam ne ni kii li mu liggéeyal Sénégal am na leneen lu ñu ko war a fayee lu bokkul ak lii nii tey parti pur liggéey bi mu liggéey ci Sénégal dafa set te ñëpp ñu ngi koy toog di ko seetaan ma rappelé man bi ñu may defal éducation ci daayratul Moustarchidine moment boobu pour ñu gagné sama attention liñ ma njëkk a bàyyiloo xel mooy que ne bu ma rombati ci mbedd ba gis fa xeer buy gaañ ma romb ko dem Allahu akbar bu ma rombati ci mbedd ba gis fa pax moo xamante ne war nañ ko suul te suul wuñ ko su fekkente ne dem nga ba gis ñëw nga pour suul pax mi sax nga fekk ndox nekk ca mu leer la boo ci defee ndox mu wal bul ko suul mais wool borom mu ñëw na nga ko digal mu taxawu ko bu ndox mi wàccee mu suul ko wala mu ut lu mu fa samp ba nit buy ñëw mu mën koo protéger xoolal kooku noonu teel a préparé ci xale boobu ci âge de 8 ans ou 9 ans 10 ans âge boobu lañ tolloon moment boobu kooku est-ce que nekk na koo xamante ne day xëy jël Sénégal di ko business loolu warul mun a nekk c'est impossible bu ñu xamul parti pur nañ xool ci Serigne Moustapha ñu xam kan mooy parti pur oustaz tey fi ma lay wax nii man tey politique bi ma yor civilisé na ba nga xamante fu ma dem romb jomb ma ko rusuma ko exploité tey mbuur gi ma nekkatuma sama fee maa ngi mbuur mais li ma fay liggéey car macha allah xëy na doomu mbuur yi ñu ngi may seetaan dinañ mën a indi seede ci loolu bi ma nee cëpp ñëw ci quartier bi
moo xool suñ ay saretu mbalit ñooy ñëw dugg ci biir kër yi. weer day dee ñu am problème pour génne seen mbalit yi am problème pour fay borom saret ma ne ñaari situation yi leen rek moo ko mën a lijjanti xëy na ñoom dañoo xamul fu ñuy jaar fekk naa fu ñoo xamante ne nag daan nañ uyoo tur boobu turu politicien la mais un politicien est-ce que ñoom xam nañ lan mooy politicien noobulu quartier la noobulu quartier boobu nag ku amul xel dina la ne yaay mbaamu quartier bi mais dinaa ñëw ci point bële dafa am lu may leeral foofu tuuti rek lan moo tax mu lay jàppee mbaamu quartier bi après mooy que ne yaa ngi dox ci seen service sans salaire parce que bu fekkee sérieux nga nekk un politicien sérieux doo yaakaar salaire foofu dëgg la da ngay def li waj illaahi taala moment boobu nag boo koy dox yàlla nga daje ku nite comme yow mais am na lu muy gàttee xel tuuti rek danaan sama waa ji daal comme ni ma la ko waxee léegi mais moment boobu bi ma ñëwee ma gis ne gars yi nekk seen bopp lañ fi intérêt nañ fi nekkal maanaam que ñoom nañu dem ne diw laa àndal diw di leen woo di leen jox suukaru koor di leen jox di leen may paasu Dakar ñu daan kon waa ji moo fi nekk sama kër kat manqué na ciment mu may la nga def ko intérêt personnel sans intérêt général ci laa leen woo ci penc ma dajale leen may leen lii du politique politique ki ñu ko jàngal ku mën a jàngale politique la nee na fekk yaa ngi ci politique dugaluloo ci intérêt général rek sa politique des na dëgg la mu ne politique intérêt général la da ngay fàtte sa intérêt personnel dugal intérêt général dëgg la léegi nag ci laa ñëw ma ne kon nii man maa ci war a jóg maa ci war a dox te ñoom tamit si saa si dañu maa tontu ñoom ñëpp ne ma fii li fi nekk ci kàngam politique kenn xamul na mu toll mu ne ñu may limal étage bële ba mu fiy nekk am nekk ko étage mais bi mu nekk ci suñu affaire politique yi bi ñu àndee moom ci affaire politique la xëy tabax étage am mu ne yoru woon 4x4 amul keneen ku ñu mos a joxoñ mu ne ma mu ngi ne yoru woon 4x4 bii mais bi ñu àndee moom ba diw ñëw fi tudd fa tur kooku bi mu fi ñëwee ci la jël ci la ko jox ñu xaalis boobu ñoo ko war a bokk moom la aaki moo ni tey bu dafay ñuy day accéléré pon doon ñu poussière mais lekkatuñu dara ci moom comprendre ma ne leen la loolu rongoñ fer na fi mu toll nii si lañ jug ànd ak ñoom ma dem mairie bi ma demee mairie nag fekk naa fa tamit maa ngi remercier waale en même temps Modou Gueye di profité di ko remercier donte ne doo bokkuñu parti mais foofu parti politique nekk moom chaque jour bi ñuy waxtaan maa koy loolu nañ teg suñu parti fële te nga xamante ne bay dëkk bi ñu naan la yow yaay seen maire doo seen maire yow yaay seen père moom tamit mu jàppale ma ci ànd ak man ne ma comme que loolu nga doon dox sa tey dafa mel ni yàlla nangu na sa ñaan dèjà kii géré mbalit baa ngi nii boole maag Matar Ndour ñu ànd ak moom Matar Ndour tamit def ci yéwén trop kasi géré si oto yi di Cheikh Fall itam moo ñëw léegi ni la ñuy mujj déggante ci téléphone si bi may ñëw moom tamit mu def ci yéwén trop fi mu toll nii ma lay wax ni ñaari oto ñoo fa dugg ramassé nañ mbalit yi fa nekk yëpp remplacé mbaam yi fa nekkoon donc nag am na koo xamante ne nag tooñ nañu foofu itam bi mu ñëwee ne day créer emploi ut ay saretu mbaawam ñëw amul lu mu koy peinture du dul suñu couleur parti mais pourtant parti am na couleur waaw te mu roog chocolat moo gën a jekk foofu sax de mais couleur islam bi waroon na ko mën a de bañ a peinture foofu muy vert blanc bi métti nañu trop ba ci kanamu yàlla nag suñu sañoon mu dindi loolu na dindi peinture bi mu peinturé saretu mbaam yooyu ne moom mooy créer emploi créer wul emploi de humilier jeunes yi jeunes yi war nañ am leneen lu ëpp loolu que lu dul ay jël ay saretu mbaam naan da ngay dem liggéeyi mbaam yi tamit war nañ leen mën a toppatoo beneen façon bu bokkul ak di leen yëpp ay saret ñuy dem liggéeyi ñun Sénégal ñun pour dama ne pour ñu avancer il fallait que ñu respecter suñu mala yi parce que tey si tey fi nga xam ne yow respecté sa bopp mooy fi nga dem ba jox cër mala yi mais tey dañuy ñàkkal fayda suñu bopp ba dem sax dafa feeñ si suñu mala yi na oustaz mu ngi noonu to waaw kon daal Serigne jàpp nga ne daal Bara Dolly daal waxam yooyu moom c'est pas fondé ay wax leen nii rek yu mu teg mais moom en tant que Serigne parce que bu fekkee ne wax ji fondé wul kon est-ce que du simmi mbubbam Serigne am parce que Serigne xaaruñu ko muy wax lu fondé wul moom dégg nga muy benn bi ci desit it bu fekkee ne politicien la politicien tamit li ñu xaar si moom mooy mu sérieux warul wax bëgg lu neex kenn ba tax mu wax loo xam ne nii nekkul bon ñaar yooyu su ko boolee lan nga koy jox yow comme conseil waaw li ma koy jox comme conseil mooy que na toog ci siège bi mu mat ko sëkk wala mu wàcc ko jël siège bii nii te ñàkk koo mat sëkk parce que déjà moom siège sëriñam xamee moo ko ci man ndax wanewul benn preuve ci terrain buy wane que ne kii kilifa la mu ngi doxee yëfu kilifa yàgg naa di topp Bara Dolly mais musuma dégg fu mu waxee dëgg Bara Dolly yàgg naa di ko topp mais musuma dégg fu mu waxee dëgg am na journal bu siiwoon fii ci Sénégal defe naa journal bi topp nañ ko ñetti fan chaque fois ñu ngi topp ci mbiru Bara Dolly boobu ci ay robinet yoo xamante ne ginnaaw dëkkam la mu ne dafa leen may robinet woo presse bi ñëw jàllale ko xam naa ka may robinet yi jóg taxaw mu ne non sama waa parti la
affaire bi gën a foncé fu mu mujjee remercier président de la république. fen boobu lan moo ko gën a rëy ci penc. allahu akbar. te kilifa war nga balaa ngay wax nga xalaat parce que waxu safaanu ci kilifa. mën nañu sax xañ nawet. dëgg la. te xoolal nawet ak barke bi ci nekk. te loolu ci gën li ci gën a ndaw. dëgg la mais da ngay yëngal si seesu yàlla bi. wallaahi góor gi waxoon. pourtant di mu hors sujet noonu. man pour man lu rafet bëri na ci Sénégal. yow débat bi déjà li ñu ko laaj ci débat bi ak li fu mu duggee bokkul. hors sujet la. mais waroon na xool lu rafet mu jëmale ko ci Serigne Moustapha Sy. dëgg la. fekkente ne rek moom député bi muy uyoo. moom la doon. parce que député tamit ñoom waroon nañ leen defal formation ba ñu xam ñoom ñooy kan. ñooy ñan. seen image fi muy egg léeg-léeg image du président sax dafa yegg. parce que xoolal assemblée nationale. saa bu ñuy déeyoo presse bi yëpp jël ko. waaw di ko tasaare. mais président mën na déeyoo ba pare te presse bi après si la ñuy soog a suivi rek. waaw kon député war na xam boppam war na xam moom mooy kan. dëgg la Bara Dolly nag bu ma mënul matal sëriñam. su ko wàccee. bu ñëwee ci politique bi. dañ xam ne moom nii la mel. dañ koy considérer comme moom ni mu tolloon. dëgg la matul genn waa libre. matul libre. dañ ko considérer noonu. bu fekkente ne buzz lay ut. fi mu dugg du yoonam. parce que ñiy wér de salaatul faatiha moytu leen. ñoom du ñuy jàng xuloo. tontu lañ mën. duñ la cokkaas itam. mais boo leen laalee nga xam ne laal nga laalaaki. dëgg la sëriñ. léegi PUR. yan activité nga ñu mën a wax ne moom mi ngi koy développé tey ci biir réewum Sénégal. waaw PUR li mu fi développé bari na. tey si tey nee naa la wax naa la léegi man ci ak côté bi ma féetee noonu. mais yeneen ak yeneen ñu ngi fi. tey si tey jeunesse bi nga xamante ne ñu ngi ci seen wàllum njàng. am ci problème. ñu ngi ciy def lu ñu mën surtout ñoom day kumba yooyu. ak actuellement quartier yi nga xamante ne ñu ngi am problème mu ndox yeeg problème mu maanaam comment dire problème en kii courant énergie yooyu yëpp ñu ngi ciy dox. quartier bu ñu dem bu ne rek bu ñu fa defee seen i programme ba pare dinañ xam mébitu quartier bi lan la. ñu ngi ciy dox lu ñu mën. fa tabaarkalla macha allah ba Tëngéej bi ñu mujjee. donte ne mënuñoo satisfaire lépp ci biir Tëngéej. mais li ñu gis après mooy que ne jéem a may doole mairie bi pour jéem a xool canalisation yooyu nan lañ ko mën a defee ba nga xamante ne waxuma la ndox mi mais odeur sa dootul fekk waa Tëngéej ci place yi ñu ne. comme ni ko Oulimata Guiro waxee Oulimata Guiro juddu naa ba toll nii tey mën nañu wax ne am naa ay nangami at te Tëngéej musuma gis lu fi changé. kon nag dafa jot ñun doomu Tëngéej bu ñu màggee bokk ci parti bu mel ni parti PUR. ñu war a trouver ay solution na la Tëngéej war a mën a changé. parce que Tëngéej defe naa ci viru Sénégal yi la bokk. kon nag kooku waruñu ko seetaan. parti bi ñu ngi liggéey lu ñu mën mais daf ci am yoo xamante ne tamit mënuñu ko gum feeñal. parce que déjà ki nga xamante ne sa lumière lampe la seen rek. commencé am lu muy tax ci sa der yaakaar naa bu liggéey ci sa biir ne xam ni nga toogee. day xaw a yéeme. mais kooku moom ñu ngi ciy xuus ay tànk yu rafet incha allah ñu ko ciy def. dëgg la du yàgg dara lépp dina feeñ ci biti incha allah. ndeysaan ba tey mu mel ni parti bi gis nañ bi muy doog di door ni mu jugee woon macha allah ñu ñëw tuuti rek ci élection présidentielle yi mu xaw a mel ni dafa xaw a rës loolu tamit noonu lan moo tax nga yaakaar ni mu demee noonu ndax dañ doon yaakaar tey jii ni ñu bari jàppoon nañ ne su demee bu nekkul deuxième moom bu nekkul premier moom deuxième la mën nekk warutoon nekk deuxième fi mu toll tey ci kii bi élection présidentielle yi. encore foofu oustaz moo ciy leeral ne que Sénégal naa dañoo manqué analyse ñi war a def analyse politique gis nga suñu defoon analyse politique dañ PUR moom mooy première ci parti opposant mooy deuxième ci parti yi nekk fii ci Sénégal parce que lan moo tax parti fi nekk yëpp dañoo coaliser pour mën a dem élection mais PUR kan nga dégg mu coaliser moom kese seul am li mu am mujjee juddu mu lañ koy wax njëkk a baax parce que déjà nga ñëw salaamaaleykum rek ngay indi say ñetti député teg assemblée nationale defe naan fi parti mosu koo def c'est la première fois booy boobu dégg nañ ko fi ma rappelé wu encore ci benn wax bu suñu benn morom oustaz waxoon di oustaz Alioune Sall mu nekk lu war a lu ñu war a bàyyi xel PUR ñëwuñu woon pour ñoom kese mais dañoo ñëwoon pour jàngal waale Sénégal politique nag nan lañ koy defee parce que boo xoolee moom nee na élection yi li ko ci neex yëpp moom oustaz Alioune Sall mooy ko parti PUR ñu ne ko lu wax nga xool ci parti PUR kese nga ne moom moo la ci neex mu ne parce que ñoom déjà amuñu lenn lu ñuy yàq te fépp fu ñu ñëw daje buñ fa jógee loo fa gisoon loo xamante ne lu doon déranger ak peuple bi la dañ koy évacuer wala yóbbaale loolu dëgg la nga ñoom ngay doxal ñuy dem def ji seeni mouvement politique ñu kenn ku ne nga gis mu gàddu mbuusu mbalit ci loxoom parti PUR rek nga ko doon gis gisoo seen ndaje bu ñuy jël xeer di sànni wala di xulóol ba suñu attaque bi mujj fële comment dire Tamba
tooñ bi booy xool dafa leer nañu waaye dama lay wax rek borom kun moom toujours du xeex ak borom kënu dëgg la ndax dalay leer na sa kun xajul ci borom kënu li ngay mujj def rek mooy nga moral dëgg la mais le fait que jour boobu noonu am na nu mu doon demee ak nu ñuy yaree non dina mel neneen dëgg la te bu yemoon ci benn yoon sa nga ne à la rigueur mais ñaari yoon kaa yi mel noonu nga am tenir am tolérance xam ni nga mën ni nga koy gérer ba mën cee génn ñëw ak torturé bi ñu fa def troxal ñu si mi ñu sànni ñu ci mbalit mi mais yooyu yëpp sant yàlla yooyu yëpp sant yàlla dëgg la parce que yenn yi yàlla nay dal góor yàlla yenn yi moom yàlla nay dal góor yàlla mais li yaakaar naa ne beneen parti bu ñu ko defoon bu dul woon parti pire kon beneen mbir day am dëgg la jante bopp dina bëri trop jërëjëf Moustapha kon xam naa kàddu yu mujj yan kàddu ngay joxe waaw kàddu yu mujj waaw kàddu yu mujj yi ñuy joxe mooy que rek ñoo xam ne parti pire moom yadillaahi fawqa aydiinaa parti pire mun nañ ko ne exemple ci ne bërigo la bu nekk ci mbaata laal mu dem ñàkk laal mu dem te Serigne Moustapha Sy waxoon na ko ne gars yi bàyyiwuñ ko xel mu ne ñu woon toog leen te déglu bise ngi ci bisi Sénégal ci suñu loxo bi lay mujjee te képp kenn ku ci nekk ne boo xippee di nga xool daan nañ dem bële passé ñu naan ñi ngeen àndal ñu ci bari amuñu carte identité mais prochaine élection dañuy am carte identité ñooñu am na ñeneen ñuy ñëw ci seen ginnaaw dëgg la kon fondement moo wóor li Serigne Moustapha Sy fondement nañ xam ne cati feer yaa ngi nii rek mais bu ñu xam li ci suuf lan la incha allah rabi gëm naa ne un jour viendra Sénégal li ñuy wër ci parti politique dinañ ko ami ji li ñuy njiit bi ñuy wër bi ñu soxla itam dina ñëw toog ji fii ci Sénégal mooy patriote koo xamante ne da ngay gëm sa bopp bëgg sa réew jël sa bakkan jaay ko ngir sa réew ñun nag ñun loolu la ñu amul ñi fi nekk dañoo jël seen intérêt bopp personnel jiital ko fàtte soxlay askan bi loolu rafetul jekkut ba ci suñu président Macky Sall bi mu mujjee génn sortem bi mu dem France dem di jaale ji te suñuy doomi réew dee fi nanga bi personne gi dégguloo mu wax ci lu dul jour bi mu jaaxle te jour bi mu jaaxle itam lan moo ko fi andi nee na du gis morceau bu rouge xale yi génn wan ko deret bu rouge mais pourtant mënoon na gis morceau bu rouge topp dialogue bi ko fi bàyyam bàyyi lool bu ko defee defe naa loolu ci la ñu ëppoon sens ñu defar suñu réew sans deret bi génn mais tey si tey nag ñun mu ngi noonu dañ ñoo jël tey lañu def ñu comme ay jaam te yàlla baax na yal na yàlla nangu ñaan rek un jour viendra parti pire jëm ca kanam téye gouvernement bi diriger Sénégal ni ñu ko bëggee incha allah rabbi jërëjëf kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ak Serigne Moustapha di wax rek ni incha allah bu yoon jeexul wax sul du jeex ñu ngi lay gërëm bu baax Moustapha ci réponse yi nga apporté salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu